leeral yi suñu sëriñ yi leeral am na solo torop ba ci alak bi muy wax ni moom lañu alak borom ñaari tur yi xoolal tey fañ leen alage woon chercheurs yi dañoo dem ba gis dëkk ba waaw ñuy gëstu wàllu histoire ak yooyu bañ demee ba gis dëkk ba di gas ni lii de moom am na luñ gis fii gis lu ñu gën a gas gis ni dëkk bu juutu la dëkk boo xam ne ko alquran waxee dafa juutu carrément la ca kaw mu ngi féete suuf la ca suuf mu ngi féete kaw kon loolu ñoom mujj nañu gis trace dëkk ba nga xam ni fa la amee waaye li ci yéeme mooy géej ba ko jege muy ñu ngi ko tudde moom tubaab bi toujours la mer morte la ko mës a tudde mooy géej goo xam ni dundul ndax dara du fa dund du jën du dara ñoom xaj na ñoom tubaab duñu comprendre lan la waaye ñun ñi nga xam ni alxuraan expliqué nañu nañ xam lu tax géej googu kon doon la mer morte maanaam géej goo xam ne jën mënu faa dund dara mënu faa dund kon nga xam ni ba sunu atu tey waaye tey góor jigéen yi boo seetee ONG yeeg yooyu yëpp fa mu jógee mooy 1982 ba sida feeñee ki ci njëkk a faatu góor jigéen la ca Londres góor jigéen la ca Londres en 1982 ñu gis ni góor jigéen yi ñoo ci gën a faatu waaw ba ñu continuer naan feebar bi lu mu doon mu jaaxale ñu koy gën a gëstu mais ñu gis ni daal góor jigéen yi lay gën a dal ñu ni kon lii daal ñun nañu comme dañu bëgg xam ñoom dañu muus xam nañ ni léegi ñun ni kon dinañ jëm ci ni kon nañ dakkal góor jigéen ci àddina c'est ça ñoom ñu teel ko récupérer ni comme ñoom lay gën a dal kon fonds yi nga xam ni moom la ñuy jëmale ci xeex sida nañ leen ko jox ndax ñu mën a sensibiliser seeni ñooñ bu ko defee sida jeex ñu ni waaw loolu lu yenu na maana jox leen ko muy milliards de dollars yu dul jeex fa la jaare nag lobby góor jigéen yi bokk ci lobby yi ëpp alal ci monde bi ñu utiliser nag fonds yooyu pour gën a yaatal nag seen góor jigéen waaye teg ci médias yi nag song leen parce que ku yor loolu yëpp ci xaalis ni nañu tey ji jamono jaamu xërëm dafa weesu léegi jamono jaamu dërëm lañ toll nee nañu golo sax bu yoroon ay milliards di nga gis ñu bëree bëri topp ko wallaay ndeysaan donc comme ñoom tey jii ñoo yor fonds yooyu moo tax nga gis médias yi gën a mag ci monde bi dem di leen tarbiya pour mën a mostim ngooñ googu waaye nga gis état yi dem di leen tarbiyu pour mën cee mos waaye nga gis ONG yi droit de l'hommiste yi ñoo ñëpp bëri nag ku ciy wax fekk ñoom rek nga bañ ñoom rek nga sib waaye xaalis ba ñu yor nga mënta muñ kon bokk na ci li nga xam ni tax na ñoom seen doole gën a yokku ci àddina bi donc ñu profité ci nag dem nag dugg ci milieu politique yi ndax milieu politique yi ñoo gën a soxla xaalis ñëpp fu ñu toll dañu soxla xaalis booy dem ca France milieu yooyu lañ njëkk a infiltré di leen financé ni leen nag waaye da ngeen ñi porté loolu suñu combat ci la nga gis jamonoy Sarkozy jamonoy ba Chirac sax diggante Chirac ak Sarkozy ñu faloon Ramayad ministre bi nga xam ne moo war a dem ca Nations Unies pour yóbbu fa plaider góor jigéen yi parce que nee ñu dootuñ waxuñu la rek France dañ ko fi war daganal waaye Nations Unies lañ koy yóbbu pour ñu obliger monde bi yëpp pour ñu daganal ko par force mooy IDAO ci 2006 ci lañ commencé nag yóbbu ko Nations Unies 2013 ci la ko Nations Unies nag jël def ay charte ni par force du question dañ lay sant wala dañ lay neexal waaye par force léegi obligation la bépp état bu ne ci monde bi da ngay daganal góor jigéen jox leen seen àq ba mu mat waaye jox leen sax àq yoo xam ni joxuñu ko citoyen normal pour jox la ci benn chiffre rek pour won le poids financier bi à part pression yi nga xam Nations Unies léegi ak ba ci Joe Biden ba mu falo na état yi nanguwul góor jigéen dina am lu mu jëflanteeg ñoom dina ko jëflanteeg ñoom ba mu saf sàpp menacé leen donc loolu yëpp ay pression la waaye pour ñëwaat mooy tey ONU Sida ci boppam pour wax le poids financier bi parce que ñun jaamu dërëm bee ñu sonnal comme ni ma koy waxee toujours waaw 26 ONU Sida ni na ren jii rek 26 milliards de dollars lañ prévoir a financer xeexu Sida 26 milliards 26 milliards de dollars te li ci ëpp
ci loxo ngóor jigéen yi lañ koy teg mooy 13000 milliards de francs CFA. donc ñu ni te 13000 milliards yooyu ni nañu 9000 milliards nangam yi dina jëm ci dëkk yu ndóol yi. donc ñoom dañ koy utiliser pour financer ay association yi dugg ci koñ yi yor xaalis bu dul jeex. mën a xëcc suñu ndaw yi. ok te xaalis boobu musiba la donc tey moo waral ñu war a criminaliser. li nga xam ni mooy homosexualité. poste de santé yi ngay dégg. yi mag yëpp fi mu nekk ña fay liggéey bu ñu lay tegal lii mooy pour jigéen boo xam pour njuróom espacé wu. lii mooy pour xale bu jigéen boo xam ni dafa bañ a ëmb lii ak loolu yëpp buñ ci paree tegal la préservatif. mooy lii pour kii waaye après dañ lay tegal lubrifiant. man am na sama xarit boo xam ni looloo tax mu daw ba liggéeyu ci parce que dafa ne lubrifiant bi lan la maanaam genre pommade buy rataxal noonu. ñu ne ko pour góor jigéen ñi bu ñuy sëy seen biir ñu bañ a gaañante loolu tamit ku ci ñëw. noonu nga koy sensibiliser. mais Adama loolu mi am na fii Sénégal ci poste santé yi léegi. fii ci poste santé Sénégal yi am na sama xarit boo xam ni ñoo bokk benn koñ. looloo waral mu bàyyi ca poste de santé bi nga xam ni fa la demoon pour soumissionner pour ñu war koo mën a jël. waaw te bu ci bu ko laajee it ñoom buñ ko weddee ñu ma génne leen preuve yëpp ba jox leen sax adresse ba ak turu poste de santé bi nga xam ne bu siiw la sax ci wàllu planning familial fii Sénégal siiw na fi lool moo fi gën a siiw moom day dox ci yooyu léegi kon homosexualité léegi li tax ñu war ko criminaliser mooy wane ni ñoom dëgg-dëgg li ñuy wax ñoom du dëgg ci ñoom parce que bu dul dara bu du woon sax mbirum diine bi mu wax mais li tax ñu war ko criminaliser mooy homosexualité tey malgré fonds yi ma la wax ci sida ni moom la ñuy dépenser depuis 1982 waaye terewul sida arrièreul presque waaw gis nga ren ji daaw ñu ne 696 000 personnes lu ëpp genn wàllu million ci nit faatu nañu ci sida te sida ñoom ñoo ko gën a propager parce que li tax sida bi arrièreul médecin monde web d'accord nañ ni feek tëraluñu mbirum homosexualité gagné nañ ko ci wàllu yëpp maanaam ki yor soxna mën na ko am ci ay piqûre ci leneen ak leneen ki am jëkkër mën na ko am mais wàllu yooyu yëpp reculé na fa waaye fi nga xam ni moo tax muy gën di avancer te kenn mënu koo faagaagal mooy mbirum borom ñaari tur yi ak ñiy jaay seen bopp prostituée yi ba wàll docteur monde bi yëpp dañoo mujj daje Atlanta 2013 ni nañ leen waxante dëgg ñu woo leen association yi toppatoo mbirum góor jigéen yëpp ñu ñëw toog ñu ni leen sida bi liñ fi def ci ay milliers de milliards waaye ba léegi te nañ koo faagaagal te duñ ko mës a faagaagal fekk mbirum góor jigéen tegu leen ko ci suuf bu dee mënu leen ko bàyyi doo leen ñu baat rek ngeen ajandi ko ba ñu faagaagal sida ngeen reprendre seen activité ñu ni ñoo lànk parce que nañ ñoom seen liberté duñ ko weccee ak leneen moo waral xam nga loolu kon crime la ñooñu ay criminel lañu kon ñoo li sëñ Babacar boobu naan ak ñoom naan dañ ko war a criminaliser mooy ku koy def criminel nga te crime ngay def parce que loo xam ni at bu ne dina rey 696 000 personnes daaw am na 1,7 million nouvelles infections ñoo xam ne ñu bees ñoo xam ne jàpp nañu sida te ñi ci ëpp ay borom ñaari tur lañu sida ba mu amee léegi 38 millions de personnes jàpp nañ ko 38 millions de personnes faatu nañ ci ba mu amee léegi 75 millions de personnes jàpp nañu sida ba mu amee léegi xam nga kon léegi loolu rek war na tax ñu criminaliser homosexualité gis nga nee nañu ki nga xam ni tey mu ngi def mbirum góor jigéen spécialiste yi ko wax de étude scientifique yi nee nañu ki def mbirum góor jigéen il a 26 fois plus de chance que ki deful mbiru góor jigéen jàpp sida waaw nga xam ni sida c'est très lié waaye nag li tax mbirum góor jigéen daf ci am musiba yoo xam ni dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi yi nga xam ni da leen di dal ba ku ko xam bu ñu la doon xooy mot ay milliards sax doo dugg ci ngóor jigéen waaw ndax dañ la koy taaral portable bu cher sol kii mais musiba yi loolu yëpp ay études scientifiques indi na ko te loolu kon ça pose un problème de santé publique mondial absolument problème de santé publique mondial boobu waroon na tax rek ñu tere góor jigéen ci kaw suuf criminaliser ko Sénégal criminaliser ko ci àddina bi yëpp ne serait-ce que loolu rek tey ji comme ni ñu wax mbaxus bi la gars yi mënut a muñ dégg nga
ak tamit teg ci comme ni ko sëñ Babacar doon expliqué pression internationale yu tar yoo xam ni tax na ba sunu dëkk yi di arrière ba ci bi ci bees tax rek te mujj te kenn mënu koo weddi mooy article 18 code de la presse bu bees bi code de la presse article 18 code de la presse bi benn patron de presse bu mag moo ñu woo ñu yéen xanaa gisul leen li état bi dugal ci article 18 bi te promulgué nañ ko ratifié nañ ko assemblée nationale ak président de la république Macky Sall ñu ni ko lu ci nekk mu ni article 18 bi ni na kenn amatul droit di boddi nit ci orientation sexuelle am ok maanaam parce que góor jigéen la nga koy wax waaye waxumal sax di ko boddi waaye ngay wax sax ay mbiram ci plateau moo xam ci journal la nga koy bind moo xam ci nataal moo xam ci film la amatoo droit di ko tudd wala di ko ŋàññ ci télévision boo ko ŋàññee du yoon dal sa kaw loolu voté nañ ko matagul 1 an ratifié ko ci article 18 code de la presse bi donc pour protéger yow mi tey kon sa émission tey ji yaa ngi koy wax ci góor jigéen waaye bu ñu toppee loi wu code nouveau code de la presse bi article 18 dafa la koo tere te dafa nañ la teg ay daan donc kay tey kon ñu ngi protéger borom ñaari tur yi ba bu leen kenn mën a loolu moom yaakaar naa waaye nag dafa anti constitutionnel maanaam tey boo xottee charte boobu kenn mënalu la dara boo leen demee tribunal parce que constitution bi sexe la wax donc orientation sexuelle ñoom bu ñu ko bëggee protéger maanaam góor jigéen kooku mënoo ko protéger loolu da ngaa dellu ci constitution bi changer moo sexe bi donc tey boo ko xottee dara la fenn la dul mujj waaye pour la ni ñoom nag quand même taxaw nañu temm di leen tegal ay loi li nga xam ni nag beneen phase bi nga xam ni moom la sëñ Babacar di expliquer mooy phase acceptation bi ñoom fa la ñu nekk léegi ñoom dañoo comme ni ma ko waxee woon fii rek dañu am rapport dañoo war def ay rapport annuel pour mbaqoos bay génn muy milliards yooyu ñu war cee mën a jot ñu mën cee jot seen wàll sinon boo wanewul ni maa ngi leen di nab-nabe bu boobaa tamit doo jot sa kii bu ko defee rapport yooyu dañ ciy bind nombre personnes yi am sida nga xam ne dañ leen jël seen soin dañ leen def lii dañ leen defal lee yooyu ay rapport la bu ko defee nga mën a jotaat ci say ci wax criminalisé dootoo sañ fenn nga dem fa di wane carte naan moom laa raison de plus effectivement benn ONG boo xam dootul sañ naan dama am mission pour jàppale góor jigéen parce que crime le Sénégal waaye bu ñu ko criminalisé benn droit de l'homme dootul taxaw di leen défendre parce que crime le Sénégal donc yooyu yëpp moo tax criminalisé bi moo ñuy noppal ñun ñëpp jërëjëf parce que sinon tentation bi day ubbeeku lool jëm ci ndaw yi pour ñu dugal leen ci mais fekk criminalisé wuñ ko yoon wi moom mu ngi ni yàmbalang pour dugal ci suñu xale yëpp xam nga lenn dafa am mooy dañu ni dafa am jasit day dugg ci biir géej di gis la fa xew di génn dafa dugg ni jën yi am na koo xam ni mu ngi defar onze def ci ñam yu neex di leen ko tàbbil ngeen foog ni da leen a bëgg ndax boo gisee onze baag ñam yeeg na mu kiyee bu leen ko lekk am ñoo xam ne dañ ko ni yow danga ñoo bëgg a xañ sunu ndaw ñoo iñaane waaye ñun dinañ ko lekk te moom pourtant mooy dem fii mooy dem fee lu mu la ci wax waroon buñ ko takkoon téere bu boobaa kon dinañ mucc alxuraan daf ñëw teel a avertir boroom xam-xam yaa ngi nii avertir ñu man nag dafa am beneen wàll mooy dama def France lu mat 15 ans ba may ne xale bu ndaw laa fa dem bu ma neexoon sax ku wax ma ci bi ni la dégguma sama wolof leexul ni ko kii de ndaaru waaye gis nga maanaam genre ba ma ko gisee foofu genre góor jigéen ñi ñoo ko njëkk a porté c'est ça parce que li ñu wax mooy léegi maanaam sexe homme góor ak femme jigéen la lañ ci xam amoo choix maanaam fu ñu bind sexe da ngay bind homme wala femme léegi nag loolu yëpp nañ ko dindi di day wax genre ndax genre moo gën a yaatu bu ñu bindee genre mën nga bind masculin H homme F femme wala nga bind A autre wala nga bind N neutre wala nga bind leneen ba gis nga tey jii même combat boobu niñ ko gañee tax na ba ca internet bi sax léegi booy dugg ci benn site dootuñu la laaj sa sexe genre dañ leen salaamaaleykum président dafa nii feek mu ngi fi kenn du ko daganal mais boo tegee ay loi mën nga dem après ña ñëw après appliquer war ko appliquer par force waxuma la ñu appliquer mais dañ ko appliquer par force moo tax nit da nga war def attention léegi toujours ci genre bi bañ demee pour te dire léegi violence basée sur le genre par exemple
violence faite aux femmes lañ doon wax. bañ ci interpellé ministre bi ñu ne ko mais pourquoi ngeen jàll bu violence basée sur le genre. parce que léegi bu ñu la nee violence basée sur le genre mooy mettital jigéen nga yow mi imam nga daal di signé loolu kay lislaam nangu ko fekk violence faite aux femmes mooy loolu waaye violence basée sur le genre mooy même góor jigéen. boo ko signé ba pare boo ko mettitalee ñu dal sa kaw. léegi nag ba ñu ko laajee. mu ni genre bi ñuy wax fii ñun bokkul ak bi tubaab yi di wax. mais xam nga loolu dafa xaw a xorom mu ngi mel ni rek ñu ni oto. ñu ni kii de oto la wax mu ni déedéet oto bi may wax moom ngooñ lay jël moom lii lay day kii dafa am wax la loo xam ni mais oto la rek wala nga wax leneen mais mënoo jël turu oto ba pare bu ñu la waxee nga ni man oto bi ma wax bokkul ak oto bi tubaab bi wax kooku tamit vraiment ñàkk respecté tuuti nag askan wi la wala tamit moom xanaa dafa gëlëm léegi buñ demee justement fa laa doon jëm gi nga papa ak yaay même da ngay seet dëkk yi nga xam ne dañuy sóoraale mbirum borom ñaari tur yi ñoom ñoo ko njëkk a dindi père et mère ndax dinañu xale bi nga xam ne ñëw na ay góor ay borom ñaari tur adopté ko xam nga kooku papa ak papa la am tey di kon tey boo ñëwee muy defar carte d'identité nga daan ko sa papa ak sa yaay day am problème kon nag pour bañ leen a déranger mettre leen à l'aise ki nga xam ni yaay ak yaay la am moom wala ki nga xam ni papa ak papa la am kooku da nga ko war a respecter soam bañ koo déranger kon nañ dindi papa ak yaay bu ko dee ñëpp tolloo na ñëpp yem léegi tolloo mais kon looloo tax état Sénégal donc mu ngi mel ni rek sant mais ñu dindi papa ak yaay ci suñu carte mu ngi mel ni rek ñu tëb ni léegi am na koo xam ni du doomu yoon kon amul sant ci koñ bi kon na ñëpp nañ dindi santu ñëpp bu ko defee ñu bañ koo déranger mais li gën a graaw mooy dañ koy appliquer xaw ma nag dañ def pression ci ñoom dañ leen war a dimbali jàpp naa moo tax ñuy def mobilisation bi parce que dafa leer ni ñu ngi ci pression parce que tey booy seet am na dessin animé yoo xam mu ngi jaar ci canal Nickelodeon chaîne boobu suba ba ngoon dessin animé yëpp mbirum góor jigéen lay won xale yi pour nàmpatal leen ci léegi Jamra ak comité de défense des valeurs ma rapporté nañ plainte CNRA mais CNRA ba léegi laalu dossier bi réew leen boobu ngay wax muy film boo xam daw na ba 37 épisodes fii ci télé Sénégal ay góor jigéen di ko joué ñu porté ci plainte dañoo bàyyi ba série ba jeex ñu wax CNRA mu ni li tax sanctionné wu ma mooy presque ñu ngi woon fin de saison kon jar mais gis nga fi mu ne mooy wane ni mais gis nga ñoom dañ leen di ñaan parce que gis nga même peuple moom mu ngi wax Sénégal émergent te Sénégal émergent ñi ko yor mooy ndaw yi mit mënoo émerger sans am ndaw yu dëgër yoo xam ne de qualité la ndax investisseurs yi sax dañuy seet ndax yow ay ndaw yu jàmbaare yu dëgër nga yor waaye boo amee ndaw yoo xam ni daanaka li ci ëpp dañoo sida ni nañu li ci ëpp ci ñoom homosexuels yi dañuy sida li dañuy sida mooy li ci ëpp étude de moo ko wone Kinsey institut Kinsey mooy institut bi gën a sérieux ci wàllu étude santé ci Amérique ni na ñetti boromtu ñaar yoo jël kenn ki am na plus de 1000 partenaires ci dundam maanaam mooy milieu bi gën a pervers ci àddina ñoom ni ñuy changé yëre noonu la ñuy changé partenaire maanaam sëy na ak lu ëpp lu mat junni nit loolu lu graaw la ñu ni li ci ëpp ci infection yi 80% ci infection yi ñuy sëy di joxe ni nag téeméer yu ne juróom-ñett fukk yi ñoom lay dal kooku xam nga kon sa santé publique wu ndaw day rës waaye gi nga institut bu ñuy wax journal hospital bu Vancouver étude bu ñu def ni nañu ngóor jigéen dina Canada dégg nga te ñoom dañ jàppale ngóor jigéen waaye ni nañu góor jigéen dina wàññi ci dundu doomi aadama bi koy jëf diggante juróom-ñetti at ba ñaar fukki at ci li mu waroon a dund loolu mooy étude yu day gàttal fan te ni na ñaar ñi dugg ci ngóor jigéen ba ñu am ñaar fukki at kenn ki du yegg 65 ans dina faatu balaa mu yegg 65 ans étude ba révélé ni étude scientifique ni na dina joxe lu bëri cancer de l'anus canceru demukaayu wanag te ni nañ mooy cancer bi gën a metti cancer boobu bu la dalee dañuy dem da lay yeew parce que foofu mooy gisoo ñu am hémorroïde ni muy méttee lu ko multiplier par 1000 ni nañu day mel ni da ngay wasin dégg nga kuy wasin en permanence cancer boobu day dal borom ñaar tul Kolo Baba nga xam ni moo doon woykatu Afrique du Sud bi nga xam ni
moo doon xeexal pour ñu daganal ngóor jigéen woykat bi fa gënoon a siiw xeex bañ daganoon fa ngóor jigéen cancer anus moo ko rey daaw loolu dina indi tamit ay fissure anale traumatisme région rectale maanaam sa ginnaaw sa demukaay wanag moo waral ñi ci ëpp ci ñoom dañuy dem ba dañuy ay couche la ñuy solo baax na ci ñoom dégg nga loolu kon tey jii boo naree am ndaw c'est-à-dire loolu danger la boo xam mooy dañu war ko criminaliser daal loo xam ni ñoom dañoo doy waar jigéen ñaa ngi nii nekk ci dëkk bi mais xam nga xale bi bëgg di jëkkër mënuñoo am jëkkër ñu topp ci góor ñi rek xam nga xale bi ñu xooymat ay 500 000 xooymal ko oto wala ay portable tey jii xamul danger yi doy na waar moo tax danger yi tey dinañu maanaam gis nga ni yàlla binde jigéen nga xam ni man niyu bi day am organisme am nu mu koy mën a seeyale wala mu transformé ko mu doon bébé ni na loolu amul ci góor jigéen moom fa lay toog di doon infection yu métte yu grave yoo xam ni donc tey li tax ñu war ko criminaliser mooy xale bi nga xam ne xamul dañ koo xooymat waaye même bu ci bëggee dugg te crime la bu boobaa du ci mën a dugg bu ko dee après nag lay xam lu baax lañ ko defaloon ndax dina dem ba gis yeneen moromam musiba bi waaye nañu picc bu lakk ci ginnaaw day bëgg morom Europe fi mu ne ba ci genre bi dañuy ñëw di ñu former naa ñu jigéen ni ngeen koy kiyee ñoom tey ni naa la ñetti fan yu ne dina am jëkkër ju rey jabaram ca France juróom fukki fan ak ñett yu ne dina am jigéen ju rey jëkkëram ca France kooku tey est-ce que mën naa ñëw di la jàngal naan la ay séminaire même seen xaalis lañ yor ak seen ay séminaire xaalis bu bëri ni la ni tekk ma jàngal mais jàngal boobu yëpp bañ nañu aussi gis nga li tax ñu bëgg góor jigéen tasaare fi mooy dañoo gis ni ku la ëpp population moo la nar a dominer ji te tey ji ñoom seen bopp day fay ndax góor jigéen we nanguwuñu woon a jur ñu ne nag nañ fi tasaare góor jigéen ñun tamit ndax suñu population bañ a yegg fa Chine toll ak yooyu ndax dañ ne Afrique mooy dooni prochaine Chine absolument te mais ci kaw nga am population ma léegi nag ñu ne bu góor jigéen tase ñun duñu yegg ci population boobu donc dañuy mësa noot donc maanaam suñu noonu lañu maanaam ba abadan luñ ñu dégtal doon mukk pour suñu njëriñ la preuve fi may daaneele doo taal mukk télé ba gis ñu may ñu film buy defar ordinateur wala nu ñuy defaree oto bu ñu ñuy dàppe kaas sàngara nu ñuy foonanteeg ñu ñuy doonee góor jigéen rek parce que suñu noonu lañ bëgg ñu déglu de li may wax toujours mooy ku naan dafa jafe laa mënta dégg ndax dañ ne lalli moo gën a jafe lal ñoom dëggu yàlla gi mu lal ñoom ñoo taxaw ni dañ koy lalli ñoom ñoo am problème donc dëggu yàlla gi nga jàpp ba kenn du ko lalli moo gën a yomb ndax yàlla moo ciy jàpp te yaay am ndam waaye nag li ci am solo mooy li tax ñëpp war a ñëw ci mobilisation ba mooy gis nga pression internationale boobu bu ko pression nationale bi ëppee ñoom seen bopp parce que bu ñëpp génnee xamal nguur gi ni lii moom jéego boo ci defati ku ci defati benn jéego da ngeen ñuy abal ci biti ñu jël ñeneen député ya ku ci criminalisé wul góor jigéen bii di ñu abal ñu xam ne nekkaloo fi tubaab bi noonu l'islam bi nga fi nekkal ak noonu askan bi ñoom nga fi nekkal di ñu abal bu boobaa ñoom bu ñu gisee message boobu ñoom ci seen bopp ñoo naan sunu nguur yi bàyyil mu sedd pression yi ñu daan def ci ñoom ñoo koy bàyyi ndax dinañ xam ni muut ma mbott